de la M-Media TV. Bonjour ou bonsoir, sans dépend l'heure où vous allez regarder la vidéo. mbokk yeeg xarit yeeg àndandoo yi nga xam ne ñoo ñuy topp di ñu seetaan ci seen site bi di M-Media TV ñi ngi am mbégte kontaante bu baax a baax di leen dalal ci émission bi nga xam ne moo di sama leader. waxoon naa leen ko nee naa leen sama leader nag dafa nekk émission ba nga xamante ne nii taarkal la dañuy dem seeti parti yi nga xam ne ñoo nekk fii ci goxu commune Thiamène ñu toppal leen li nga xamante ne moo di élection yi boobaa ngeen di am li nga xam ne moo di seen résultat. def nañu ko am ngeen benn vidéo bu jàll seetaan ngeen ko ñu àndoon ci ak ñi nga xamante nii mooy waa coalition Yewwi Askan Wi tey nag ñu daal di ñëw seet si keneen koo xamante ni taarkal la dafa spécial mu nekk ci parti bi nga xamante ni moom la ñuy wax jàmmi goxe kooku nag nee naa leen day wuyoo ci turu maître Pathé Ka maître Pathé Ka nag xam naa taarkal la bu ñu àndee yéen ci biir vidéo yi da ngeen ko daal di mën a xam léegi-léegi waaye li ñu leen mën a promettre rek moo di dañuy ànd ak yéen gunge leen toppal leen leader yi nga xamante ni moom ngeen am ci élection yi ngeen mën a xam bu baax a baax kan mooy seen leader mbokk mi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey suñ la doon laaj tey ci gàttal nga defal ñu benn présentation bu yem xëy na sax naam du yomb waaye tey bu ñu la doon laaj yow yaay kan lan nga ñuy wax. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi am mbégte dalal leen fii waaye M-Media TV bu Thiamène mu nekk xalaat bu rafet nekk tamit moyen bu baax boo xam ne ñun waa gox Thiamène dañ ci kontaan am ci mbégte macha allah ndax communication fu mu toll ci jamono ji léegi bu ngeen nekk ay ndaw taxawal lu mel nii ñun dañ ci taxaw dañ ci sawar dalal leen fas yéene incha allah bu ñu yàlla maye li ñu bëgg gunge leen ci incha allah seen activité yooyu kon ñu ngi leen di remercier di leen féliciter di wane suñu mbégte di leen dalal suñu makkaan bi. waaw li nga wax de man de Pathé Ka xanaa mën naa wax ne doomu Thiamène laa. fii laa juddoo jàngee naa fi école Thiamène bu jógee fi dem Louga jamono joo ñu xam ne amul woon ay lycée ñu moo jógee foo dem def le lycée à Saint-Louis. Après ñu orienté ma la faculté de droit ma def foofu ba niveau de licence après ma admis le concours du CFJ boo xam ne section greffe moom la ñuy former les greffiers ma génne foofu après ñu affecté ma à la cour d'appel de Kaolack j'ai après nag continuer mes études ba master en droit public option relations internationales après ñu affecté ma cour d'appel Kaolack servir naa fa presque le mot 13 ans ou plus j'ai été au niveau du greffe mais après nommé nañ ma gestionnaire foofu à la cour d'appel de Kaolack par la suite ñu affecté ma au niveau de la cour d'appel de Thiès actuellement foofu lay servir en tant que greffier comme chargé de la chambre sociale bon au niveau li ñuy tax nii mooy gestion collectivité locale am naa ci licence en gestion de collectivité locale. Actuellement je prépare aussi un master en droit foncier environnemental parce que loolu moo tax lu tax ma def ko bokk na ci li tax ma engagé ci politique xam naa dañ ci ñëwaat incha allah mais en résumé mën naa wax ne loolu daal mooy sama parcours. très bien ñu koy daal di jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ni leeral nañu ko naam mënoon na développer fii ba suba waaye xëy na comme dafa nekk la nga xam ne émission la rek dañuy daal di gàttal. kon daal ci gàttal nga xam ne kooku mooy maître Pathé Ka tey su ma la doon laaj lan moo la dugal ci politique loo may wax. waaw li ma dugal ci politique de xaw naa ci dikk tuuti ndax ñun dañu bokk ci gox yi nga xam ne dañuy tumurànk ci lépp dañu nekk gox yi xam ne dañu rafle ci lépp ñun yàlla may ñu suñu papa yi dugal ñu école ñu xam am lu ñu xàmmee ak lu ñu ràññee. ñu gis feneen dégg leneen loo xam ne dañ koy ñee dañ koy bëgg suñ gox yi am ci ñu ne loolu nga xam ne dañ koy gis feneen di ko gis feneen loolu di ko dégg feneen ñu koy ñee te loolu nit moo ko def foofu ñu ne ñun tamit nañ sabalu ndax loolu ñu mën ko indi suñu gox ndax li ñuy jàng ñun tamit mu nekk suñu njëriñu askan loolu moo tax ñu ne ñun nañ dugg ci politique du politique xiiroo ngaay mais politique de développement loo xam ne suñu askan coono bi muy jànkonteel ñun tam ñu jee bay ci suñu waar loolu daal moo tax ñu dugg ci politique. très bien mu mel ni loolu mooy li nga xam ne moo ko dugal ci
wàllu politique ndaxte xëy na peut-être am na ñoo xam ne seen xalaat ñu ngi naan politique xaalis moo leen ci dugal waaye moom naam lim ñu tontu waxu ci benn yoon xaalis tey maître su ma ñëwaatee gis nañ fi yeneen coalition yoo xam ne ñu ngi fi ñu dégg la ci coalition jàmmi gox yi lan moo waral tey nga choisir coalition jàmmi gox yi ak lan mooy coalition jàmmi gox yi. waaw su ma la tontu woon ci tur bi rek danaa doy na. tur bi rek macha allah sànq ci bëccëg Babacar fekk na ko. suñu benn papa mu ne ñëpp de jàmmi gox yi la ñu bëgg. ndax boo talee développement ak leneen da nga am jàmm. jàmmi gox yi nag ni ko tur bi wundoo rek ni ko tur bi woote rek noonu la ñu jàmmi gox yi mooy jàmm nag mooy munoo am jàmm te amu développement. munoo am jàmm te jànkoonte ak yenn jafe-jafe yi. moo tax ñu tànn jàmmi gox yi pour woote jàmm mais woote développement woote jëm kanam woote démocratie. tur bi daal macha allah yaakaar naa bu ñu amee jàmm rek manqué wuñu dara mais coalition bi xam ne ni ren ak le problème de la caution là coalition boobu moom la ñu tànn pour dem ci élection coalition la boo xam ne bu yaatu la au niveau national mais ñun moom lañ tànn incha allah pour demee ko élection. jërëjëf mu mel ne naam kàddu yi rafet na kon ba tey loolu mooy li nga xam ni tarkalla moo ko booleeg coalition jàmmi gox yi tarkalla dañu daal di laajte wax rek li nga xamante ne nii mooy jàmbat problème yi difficulté yi nga xamante ne nii peut-être xam nga ndax askan bi ñu ngi koy yëngu yan xeeti jafe-jafe la askan bi di yëngu. sunu gox yi de mën naa wax léegi wolof di wax jàngoro màggat rek doy na jàngoro fépp ay métti yaramu màggat da laa boobu yaramu màggat la fépp ay métti fii moom dañu waroon formuler question bi nañu war a wax ndax am na lu fi dox loolu daal def naa mooy question bi ndax am na lu fi dox waaye lu fi doxal moom yaakaar naa ndax am na lu fi dox moo doon question bi. kon daal bu ma la déggee yow gisuloo loo xamante ni mi ngi dox ci commune Thiamène. man de mën naa ci jël benn exemple rek. il y a 30 ans j'ai fait l'école de Thiamène. dama dellu foofu keroog gis situation mi xale nekk man leen il y a 30 ans. xale yi ñun ñoo leen gënoon nekk situation bu tane. bu il y a 30 ans bu ñu fekkee tollu nañ fii kon ñu retard bi ëpp na. sur tous les plans. en matière d'éducation en matière de santé. en matière d'infrastructure maam daal mën naa wax ne. même bu kayit bu ndaw sax da nga koy soxla jànkoonte ak ay problème yu jafe-jafe yu métti xam ne loolu nag bu mënoo am kayit bu ndaw yaakaar naa doo mën am dispensaire wala école ak leneen. naam daal kon fépp ay métti. fépp ay jàngoro mag la fépp ay métti. fépp ay métti waaw tarkalla xam naa mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre tarkalla dinañ ci jàngat lu bëree danañ mën a def lecture def analyse li nga xamante ni suñu leader yi ñu ngi koy jàllale waaye tey comme gis nga ni ne nga Thiamène jàngoro feebar la bu nekk ci mag boo xamante ni tey fépp ay métti man nañ ne moom mag mu màgg teyam yow est-ce que tey mën nga ñu tegal programme boo xamante ni naam buñ la dénkoon mairie Thiamène di ñu ko mën a changer daal di nga mën a dindi li fi nekk teg fi leneen lu ko gën. moo sabab ñu wàcc si politique bi. incha allah rabbi loolu fas nañ ko yéene. dama koy wax ñun suñu politique mën nañ ko tënk programme bi ci ñaari fànn. lépp li nga xam ne Thiamène moo ko moom muy alalu Thiamène ak lu mu munti alal bi loo ci munti dégg rek muy moomelu Thiamène dañ koy sàmm ñoŋal ko ba nga xam ne ñëpp dana jëriñ nekk njëriñu ñëpp li nga xam ne nag dañ koy soxla jamono moo mel noonu am na loo xam ne dañ koy soxla te alal suñ alal mooy ñu loolu suñ kàttan nañu loolu ak fu mu munti nekk rek ak ku ko munti yore rek ñuy sol suñ daal dem wuti ko foofu indi ko mu nekk njëriñ Thiamène kon programme bi d'abord li ñu am ñun nañ ko génne def ko ci suñu liggéey bi li ñu amul ñu wuti ko feneen incha allah rabbi waaye suñu programme mën nañ ko tënk ci anam yu bëri. yu mel na waa santé xam nga fii par exemple boo jëlee poste de santé Thiamène jigéen bu toll ci diggante dañ koy jëlee am na dëkk yoo xam ne day jël sareet dem ko kii def lu mel ni échographie nga xam ne jamono dox na ba war na nekk foo xam day jege nit ki am na yoo xam ne par exemple nit day nekk matu ñuy jugal ko ci sareet ay 9 kilomètres loolu lépp bu ñu amee ambulance mën na ko régler dem échographie yaakaar naa waratul jar léegi ñu dem ay kooku ak ñoom seen. ambulance moom daa mel ni population Thiamène jooytuñu ko. waaw macha allah. ñu leen ci gërëm sant leen ci macha allah taxawaay bu rafet la.
ñi ko sabab ba mu ngi ñu leen ci féliciter di leen encourager. di ay initiative citoyenne yooyu ñun dañ ci kontaan trop. waaye doyul. am na dëkk yoo xam ne tey par exemple waa Milance am na Touba Ndiaye. ak poste santé Kër Bassine ak yeneen. ak dëkku ndaw yi mais ki nekk par exemple tey bokkiloo ci wala nekk mux-mux. moo ki nekk Thiamène ñoo yem ci ambulance bi. war nañ am benn ambulance boo xam ne day mobiliser wu. bu amee foofu malade wala en jigéen bu nekk en état. jigéen wérul mën na ko jël sa indi ko. te du jël saret mbaam wala saret fas ñuy rang-rang ak leneen éducation bi wax naa ko sànq. loolu incha allah am nañ ci programme yoo xam ne li jëm ci tabax ay salle de classe ay rénover salle de classe yi fi nekk. loolu ay matière de fourniture yu bëree bëri macha allah fas nañ ko ci yéen incha allah def. en matière de jeunesse de sport am nañ ci programme. incha allah en matière de xëyu ndaw yi tamit loolu tamit incha allah fas na ci yéen lu mer xam nga ñun fii dëkk yi nekk. dëkk kaw la suñu koom-koom lu ci ëpp diggante mbéy ak càmm la. tey bu ñu fa defoon benn ferme boo xam ne day yëngu ci mbiru agriculture mbéy suñu doom yi du ñu jël bateau yi di dem ay Espagne ak ñoom seen di toobarange foofu di jànkoonte ak jafe-jafe yu métti yooyu. kon solution yi am na. maanaam xanaa xam-xam bi ak yéene ak bëgg defar mooy des yenn saa yi waaye solution yi ñàkkul ne am na incha allah rabbi. ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne incha allah activité mutuelle de santé yi yëpp am nañ ci ay xalaat yu am nañ ci ay programme yu ci war a def. ay agriculture élevage tey par exemple mu ne def benn plaidoyer boo xam ne fii bu nawet jotee suñu dëkk yi ñëpp seetlu nañu meew bi day bëri fii waaye comme que amul benn programme bu koy toppatoo yëpp day yàqu rek. kon yooyu yëpp dañ ko war a rentabiliser valoriser ko suñ potentialité li suñu li ñu am dañ ko war a valoriser mooy ñu seet nuñ koy ñoŋal moo xam ne nekk njëriñ ñëpp. ci tënk daal programme bi yaatu na. mën nañ ci dëkkaat incha allah point par point. naam jox nga ñu programme bu solide waaye est-ce que tamit programme bi li lay mën a dimbali pour mu mën a ànd ndax mi ngi fi. ndax dina nekk lu yomb aussi. waaw tubaab bi def nañ le difficile et le chemin. difficile et le chemin lu jafe lu foofu mooy yoon bi. bëgg lu yomb moom yaakaar naa loolu dañ ci war a pare. lii jafe-jafe yooyu moo tax ñun ñu wàcc ci terrain bi fekkul woon jafe bu ñu bëggoon lu yomb rek yaakaar naa sama bureau ba la climatisé mooy toog foofu rek. bu weer jotee ma li may am ak tuut ma daal di ko xew lu toog. waaye dañuy bëgg lii jafe ñu indi si suñu solution. du yomb naam waaye mën na nekk. li Baraka ba mu doon wax yes we can ñun loolu la ñuy wax ñun tam yes we can. mën na nekk. ndax am baa ngi fi xam-xam baa ngi fi yéene baa ngi fi volonté baa ngi fi ñit ñaa ngi fi kon incha allah loolu tam bu ñu amee yéene rafet def ko defara rek incha allah dañ koy day mën a nekk. ndax mën nga ñu ñëwal ci équipe bi. waa équipe bi macha allah ma wax ci équipe bi damay wax seen jikko yu rafet yi ndax nit lépp mooy jikko. li ma ci gën marqué équipe bi mooy par exemple man dama am équipe boo xam mën naa jël tàllal sama loxo ne man maa ko am fii ci Thiamène. du puukare wala damoo mais yàlla daf ko dogal yàlla moom ma ko may ma sant ci yàlla. mën naa jël benn point tey man suma absenté lu muy bëri xam nga Thiès lay servir. du mu fi nekk tout le temps mais sama équipe toujours ils sont mobilisés mu nekk fii bañ fi nekk ñoom dañuy wéel liggéey bi def ci seen alal def ci seen temps def ci seen xalaat. bu rafet macha allah kon dem na ci gërëm loolu mooy équipe tey équipe du benn nit man li may def ñoom chaque ku nekk ci ñoom mën na ko def. kon loolu daf ma gën a rassurer ci équipe bi mu nekk nit ñoo xam am nañ expérience am nañ générosité bëgg nañ defar dëkk bi ndax ma jox la ci encore beneen firnde bi ñuy defar liste yi fii nii ci dañ ko defar dans un climat bon enfant. ñëpp di kaf di ree xam nga defar liste dafa nekk lu jafe mais bi ñuy defar liste yi bu ñu waxee kii dañ ko tabb nee na non nañ fa def diw mu nekk ambiance boo xam ne daf mu marqué ci suñu liste bi nit ñu am vraiment ñu am pas-pas. ñu baax nga xam ne vraiment bëgg nañ seen gox. ma lim ci rek sama grand frère sama xarit nit ku baax Salilo Dieng moo toog ni ñëpp xam nañ ko ci Thiamène ci taxawaayam. ci politique démb ak tey ba léegi nii macha allah. fu mu bokkoon rek bu ñu waxee foofu rek doyoon na. xam naa ku ñu wax ku kër Baye Daouda Dieng
loolu rek doy na adresse Thiamène yaakaar naa macha allah kon Seydou Dia ñëpp xam nañ ko activité acteur de développement la fi mu yëngu ci affaire élevage nekk président maison des éleveurs nekk un acteur politique de premier plan Thiamène ñëpp xam nañ ko fii mu nekk macha allah ku xarañ ci politique moom tamit ñu am Bamba Ba xam ne mooy sunu mandataire macha allah moom tamit ñëpp xam nañ ko ci Thiamène ci poste santé beeg ci école beeg yëpp nekk un homme généreux moom tamit ku am taxawaay ñu sunu frère Babacar Ka mu ngi taw moom tamit macha allah moom tamit nit ku am taxawaay la ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko fii moom tamit macha allah son père man moom mu jàpp sa loxo dugal ma école kon ak ñeneen a ñeneen sama sëriñ mi ngi nii toog góor gi Ka moo ñu dalal ci këram boobu ba léegi ku dëgg bëccëg moom tamit di ci def alalam dalal nit ñi kafre fo macha allah ñu kontaan am nañ ci yeneen sama jigéen Yacine Ndiaye xam ne doomu papa Cheikh Bamba Ndiaye di jabar sama xarit Cheikh Tidiane Ndiaye mel ne Pape Demba Sarr nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko mooy yore le regroupement des chauffeurs de Thiamène ak ñeneen mënoon naa lim waaye dama bañ guddal rek Assane Lo macha allah moom tamit xam ne taxawaay bu rafet la gars yi def nañ ci moom pression waaye macha allah Assane tamit nit ku am taxawaay bu rafet macha allah ñu ngi koy nuyu moom tamit au passage. jërëjëf mu mel ni naam présenté nañu équipe bi nga xamante ni moom la àndal pour jëm ci li nga xam ne moo di élection yi waaye tey suñu la demoon ba fal la maire Thiamène ban promesse nga mën a def ci population bi ban promesse nga mën a defal population bi di moo yokk ci rek suñu jigéen suñu xarit xam ne jigéen bu mën góor la Khadijatou Gueye ñëpp xam nañ taxawaayam fii formé na ay génération ba am na ñi mu formé ñoo xam ne actuellement ñi ngi servir fii en tant que professeur mu nekk jigéen bu mën góor boo xam macha allah taxawaayam guddeeg bëccëg ci askan bi ñëpp ràññe nañ ko nekk une militante boo xam ne ku ko am rek macha allah moom doyoon na équipe macha allah ak ñeneen mënoon naa ci lim ñu bëri waaye nag ñu jéggal ma rek buñ doon lim équipe bi moom ils sont interchangeables ku ñu nekk rek mën na taxawaayu keneen ki kon ñu ngi leen di nuyu ñeen ñëpp di leen sant ñeen mooy l'équipe de la coalition Jàmmi Gox yi jërëjëf présenté nañu li nga xam ne moo di équipe coalition Jàmmi Gox yi tey ci gàttal su fekkoon ne tey fal nañ la maire Thiamène ban promesse nga mën a defal population bi kontaan naa si trop dafa am loo xam ne man dama ko doon amoon mébét boobu di ko dund au plus profondément même di ko ñaan sama borom dama doon wax ñaa ngi yàlla may ma loo xam ne dama koy liggéey la sama askan gratuitement je déclare fii tey au jour du 9 janvier 2022 bu ñu ma falee maire Thiamène maire am na indemnité de représentation def naa bu ñu waxee ay 300 000 la koolu dama koy delloo askan bi mooy seen promesse mu ne def dama koy dellu askan bi entièrement je prends la responsabilité fii laa ko waxee tey 300 000 yooyu dama koy dellu askan mais dama bëgg mu nekk loo xam ne njëriñu askan bi les 2 premiers mois dama koy jox étudiants yi xam ne man jàng naa université Dakar xam naa difficulté yi ñuy jànkonteel 2 premiers mois yi kon dama koy jagleel étudiants yi dimbali leen ko mais am na leneen ndimbal boo xam ne incha allah ci budget bi la jóge loolu moom sama moome la dama leen koy may li ci des deux premiers mois yi si topp dama ko bëgg a may suñu papa yi mu nekk genre plan Sésame nekk 600 000 nga xam ne ñu seet nuñ koy defee bu dee dañ koy def gratuitement ay ticket au niveau du poste santé wala ñu seet en tout cas ñu daa ci waxtaanam ñoom waa poste santé bi mu nekkee njëriñu suñu waajur yi xam ne dañ seet ban âge ku fu toll rek incha allah somme boobu chaque année dañ ci mën bénéficier loolu il faut ñu waxtaan ci xool nu ñu koy defee xam nga day des 8 mois 8 mois yooyu nag man sama xalaat naa ci di sóor sama équipe ak ñeneen mais sama xalaat mooy 8 mois yooyu chaque mois mën nañ jël 150 000 ñu seet ko xam ne dafa néew doole si kàttanu yàlla 150 000 yooyu ñu jëndal ko gàtt jënd ko benn ñaari ba ñetti ba wala ñaari xar wala ñu jëndal ko ay ginaar mu yar ko mu nekk njëriñ dama bëgg daal mu nekk entreprise ñu bañ ko jël rek jënd ko ay loo xam ne amul benn njëriñ
mais nit ki boo ko par exemple boo ko joxee de 150 000 fii dëkk yi nii bu dee moom dafa am commerce bu ndaw parce que waa DER expérience bi ñu wone ñoom dañuy waa DER mooy délégation à l'entrepreneuriat rapide DER boobu ñoom dañuy développer benn concept bu tudd nano crédit dañuy lebal jigéen ñi ay ñaari junni ak ñeenti junni xam nga ñun nag romb nañ foofu ñu 150 000 la ñuy jël di leen ko may ñu bënoo bëgg nag bu leen ko mayee ñu bañ ko jël nag di ko def mbumbaay de 150 fanweeri junni yooyu ñu seet ñu ànd ak li nit ki dem daral jëndal ko ñaari xar mu yar ko wala mu def poulailler moo xam lu mu mën def parce que nit ki tam da ngay xam lu mu seet lu mu bëgg ak lu mu mën def nga gunge ci loolu xam nga day des 150 000 150 000 yooyu nag ñu teg ko fii bu ñu xewlee au lieu ñu jël si budget bi mu ñuy kii yooyu 150 000 yooyu bu sawaay amee tey benn xew yàlla na nekk xew jàmm ñu jël si dimbalale ko loolu daal lañ fas yéene incha allah rabbi ci campagne bi loolu mooy promesse bi yaakaar naa du promesse boo xam ne promesse su campagne ñëw rek loolu daal lañ waaw tarkal promesse boobu moom ku ko dégg dina neex trop daal ndaxte xaalis moom foo ko tuddee rek xol yëpp day daal di sedd macha allah waaw ba tey maître tey ku nekk xam na ni campagne bi tàmbali na depuis le 8 élection yi bientôt ñëw na ba pare tey buñ la doon laaj ban appel ngay lancé lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci M-Media TV. waaw man de wax naa ko sànq li ma dugal ci politique mooy dañu nekk politique de développement kon combat bi ñu am ñun combat de développement la nañu bàyyi xiiroo ŋaayo yi bàyyi féewaloo yi ñëpp ñu boole suñu xol ak suñu xalaat jéem a développer suñu dëkk bi nii ci loolu nag maa ngi lancé un appel à tous les acteurs muy autorité étatique muy candidat yi seen militants yi seen sympathisants yi ak waa dëkk bi yëpp nañu sàmm la nga xam ne dañ ko fekk fii suñu maam yi suñu askan bi ñu koy doxale mooy relation mooy xaritoo bi ndëkkandoo yeeg jàmmoo ji li élection la rek bu jeexee day jeex kon loolu lañ ko sàmm mbokk gi xaritoo dëkkandoo gi dama bëgg ñu sàmm ko ñun ñëpp ñuy béy ci suñu waar ba xam ne élection bu jeexee tamit bu ñu dajee ci marché bi bu ñu dajee ci kër yi ak xew yi kenn du sëgg loolu daal moom lay ñaan nit ñi yëpp ñu bàyyi ci xel sama équipe macha allah xam naa ñoom ñu ngi ci bàyyi xel loolu daal l'appel bu lay lancé bu élection yi jeexee man je prends l'engagement ku gagné rek naa la woo félicité la ñaana la dellu sama liggéey incha allah rabbi loolu daal mooy sama appel ñu dal xam ni li élection la rek day jeex waaye am na lu ko gën ëpp importance mooy dëkkandoo xaritoog jàmmoo ji merci beaucoup ba tey ñu di ci yaatal tuuti rek muy appel bi nga xam ne gën na ko lancé muy non violence nga xam ne candidat yi fi jaar yëpp moom rek la ñuy woote kon ba tey ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax muy non violence bi wax na ko léegi kon ñu bàyyi ci xel waaye tey maître dafa mel ni sama technicien sama cameraman yi ku ci mel ni Ndaw Pro ak Ndiaye Grand ñu ngi may signaler que ni temps bi ñu joxoon jeex na presque l'émission tire à sa fin tey boo ñu doon jox sa mot de la fin lan ngay wax ñu lay seetaan ci M-Media TV. am mbégte rek gis ndaw yu mel na yéen mënoon nañ nekk ci yeneen loo xam amul njëriñ waaye ngeen nekk ci loo xam ne bee waar bu macha allah bu rafet parce que tubaab boo gisee te ñu yor monde bi contrôler adduna bi ci communication lañ koy jaarale communication nag mooy lépp bu ñu gisee yéen ngeen nekk ci xale ay ndaw di ci yëngu mënoon am na seen morom yoo xam ne tey ñu ngi fële di grand place wala ci nekk ci loo xam amul benn njëriñ mais lii nag macha allah mu nekk loo xam ne dina am njëriñ tey ku nekk Washington DC wala suñ mbokk immigré yi nekk Italie ñoom ak Espagne ak ñoom seen dañu xam lu xew Thiamène tey ci am mbégte di leen dal ci leen li leen dalale fii xanaa di jégglu waa Thiamène rek di leen wax seen doom Pateka dugg na ci kii bi ànd ak équipe am fas yéene rek indi béy suñu waar ci suñu gox bi incha allah rabbi merci ñëpp waa dëkk bi Thiamène bàyyiwuñu kenn suñu papa yi suñu maam yi suñu bàjjan yi suñu yaay yi ñëpp suñu morom yi ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen remercier ndax ñooñu ubbil seen buntu kër yi ubbil seen buntu néeg yi ñu am moyen am moment yi ñu passé seen message yi macha allah di leen déranger yenn saa yi ci tournée yi wër nañ dëkk bi yëpp macha allah village yi wër Thiamène yëpp mu demee fi ni yongo jóge fa dem ba kilo ji Torja Kartulawe
su ma limee juum Beltani Mbafar Boguel dem ba Géeli ak li ko wër ba Mokh ba Kër Basin fépp fu ñu dem yëpp ñu dalal ak fi ma lim ak fi ma limul yëpp ñëpp dalal nañ ñu tatagal ñu won ni mbégte ne vraiment ñun ànd nañ ci idée bi ànd nañ ci xalaat bi benn xam-xam na dafa ne xalaat su duggee ci xelu nit ñi rek nekkatul xalaat doole lay doon kon macha allah coalition Jàmmi Gox yi nekkatul benn idée mais c'est une force nekk na doole moo xam ne kàttanu yàlla incha allah rabbi dina nekk ak njëriñu gox bi. di nuyu tamit suñu mbokk immigré yi di lancer un appel ñoom ak ñi nekk Thiamène ku ci nekk na nga indi sa contribution indi sa bay sa waar si liggéey bi ñu sumb ni incha allah tàllal nañ ñëpp loxo ñëpp indi na ci ku fu nit nekk xam ne njëriñ Thiamène ma nga fa na ko indi ñuy def ko ci incha allah mu nekk njëriñu askan bi yëpp. maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn ku ñu lim ak ku ñu limul tamit xamal ne ki ñu limul bu ñu sañoon ci yow la ñu commencé gërëm nañ leen ñëpp sant nañ lépp di baalu ak ñëpp ci dérangement bi merci. merci beaucoup amis chers internautes ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax di wax ne tey émission sama leader lii la leen indiloon muy candidat bi nga xam ne moo di coalition Jàmmi Gox yi di maître Pathé Ka ñu ngi am kontaante bu baax a baax ndaxoon nañ leen ko dañuy ànd ak yéen ci juróom benn candidat yi nga xam ne yëpp ndeysaan déposé nañu pour dem ci élection yi ñu war ci ànd ak ñoom incha allah rabbi waaye ba tey di remercier bu baax a baax suñ frère bi nga xam ne moom lañ fi fekk muy monsieur Bamba Ba nga xam ne car macha allah bëri na émission yoo xam ne moom moo ko def ci biir M-Media TV ñu ko ciy remercier bu baax a baax di leen ñaanal aussi que le meilleur gagne di nuyu également aussi ñi nga xamante ni ñu ñuy seetaan à travers nos sites web Instagram ñi nga xam ne ba tey ñi ngi ci YouTube bi ñu ngi seetaan ñi nga xam ne ñi ngi extérieur tarkal la ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ndaxte bàyyi wuñ leen ndaxte daani seen doole ma leen fa yóbbu tarkal la waaye lépp li xew ci réew mi rek bëgg nañ ko jël tegal leen ko dans les écrans ngeen mën di xam li xew ci réew mi mooy suñu objectif naam xëy na xalaat yi matut naam xëy na xam-xam bi demeewul noonu waaye dañuy nam na bi rek pour indil leen le meilleur nee naa leen avec M-Media TV c'est toujours dans le but de vous servir mesdames messieurs amis chers internautes ba tey di nuyu ñi nga xamante ni liggéey bi bu yembee rek ñoom la gisul leen ku ci mel ni Ousmane Ndaw mi ngi noonu mooy caméraman bi moom Ndiaye Ngiraan di réalisateur à la fois di nuyu toute l'équipe de M-Media TV ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di vous disons rendez-vous à la prochaine avec d'autres candidats merci beaucoup.